su ma ko daan déglu dama daan gis dimension intellectuelle bi nga xamante ne dafa raar ci jamono gi ñu toll nii. dama daan gis également diine gi nu mu kawee mais dama daan gis également nit la koo xamante ne da ngay sentir ne lu muy def da ci am générosité. c'est-à-dire xam-xam bu mu yor savoir bu mu yor da ci am mbégte joxe ko pour nit ñi bokk ko ak moom moo tax man ne rek lii moom bëggoon naa koo seede. ñaanal ko sunu borom rek yàlla xare ko àjjana. ji gën a kawe mais aussi gën a may Sénégal ay jëmm yu mel nii parce que réew mi soxla na ko te man de damay wax ni que rek man du ma woon tàyyi di déglu ay conférence yoo xam ne def na ko ay waxtaan yoo xam ne def na ko parce que da nga daan gis ne que moom du bàyyi benn détail te élégance bi nga xam ne moom la ñuy wax ci moom aussi boo koy déglu sax da nga daan gis ci ay kàddoom mais aussi ci nu mu koy articuler nu mu koy tegee. je pense que loolu tey jii nii ñun ñi nga xam ne nous sommes la jeune génération. dañoo soxla yu mel noonu di leen di déglu ñu ñuy inspiré du ñuy inspiré ci suñu doxalin du ñuy inspiré ci suñu action mais du ñuy inspiré surtout lan moo war a nekk ñun. nan lañu war a évoluer ci société bi ci contexte bi nga xamante ne ci la ñu nekk. ñu nekk ay doomu jullit nekk également ay ndaw mais nekk ñoo xam ne ëllëg réew mi dafa compter ci ñun mu nekk ñoo xam ne daanaka mënoon naa ne bokkoon na ci ñi nga xam ne ku leen daan déglu rek mën na mel ni wéeruwaay la ñuy nekk ci yow. donc may gërëm ñëpp di la gërëm di gërëm aussi Pape Djibril Fall déglu naa ko sànq nu mu ko waxee noonu la amee waaye nag Sénégal ñàkk nañu waaye nag yàlla buur bi moom lépp. te bu soxlaa kenn mën tax a coog moom. donc oustaz lii rek laa bëggoon wax ngeen jéggal ma bu baax a baax maa ngi jéggalu ci kàddu gi bu baax a baax nag ci ñi ma déglu ñëpp. waaye je tenais vraiment à le dire ndax ci suba ba tey dafa nekk loo xam ne dafa nekkoon sama xol parce que nag su ma ko daan déglu maa daan xam mbégte bi may am. di déglu sëñ Pape. Malick. jërëjëf nga xamante ne vraiment moo nekkoon. ci wénam géeg nu mu ko bëggee woon di wax ak nit ñi di xiir nit ñi ci yàlla. waaye surtout di gën a pousse nit ñi ci ay valeurs yoo xamante ne ñoom ñooy les fondements de la société sénégalaise. loolu laa bëggoon wax ngeen jéggal ma bu baax a baax ci kàddu gi. jërëjëf am nañu mbégte Adja Thérèse Faye nu ngi lay ñaanal yow itam yal na yàlla yokk la dëgëral ngay jigéen waaye di jàmbaar lool réew mépp respecté la yow itam kon kàddu yi am na solo nu ngi lay ñaanal yal na yàlla yokk la dëgëral mais Pape Djibril yaa ngi woon fu am solo sànq. et puis damay gërëm Thérèse aussi ci taxawaayam et puis ni mu réagir nii et puis di wax ne ku daan bàyyi xel sëñ Pape Malick Sy di nga gis ne tamit ku amoon une conscience claire wala une haute conscience du rôle de la femme dans la société. conférence yi muy wax ci wàllu jigéen yëpp da ngay gis ni muy defee le tout ba protéger vulnérabilité boobu. dëgg la te loolu boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf ko testé jaarale ko ci vulnérabilité yëpp ndax loolu dafay tax bés boo demee ba am pouvoir. mën a am ñeewante ci ñooñu. mu jaarale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jirim. jàngale bu rëy la jaarale ko tamit ci jigéen ndax Xadijatu taxawu ko waaye Xadijatu ñu koy jàngale fii dafay mel ni dafa xëy rek léppam sotti. alors que boobu jigéen pour mu am taxawaay boobu ci société bu meloon noonu lu jafe la. fu métti la jaar ba taxaw nekk une réalité. waaw suñ borom boole ko ak yonent bi salaatu wa salaam yonent bi continuer tamit di ko ñàkk ndax vulnérabilité boobu. ndax boobu ba tey ñoo ngi ko doon contesté nanguluñ ko woon loolu. le fait que mu choisir yonent bi salaatu wa salaam ci loolu la ndaxte gis na ne. faiblesse yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko góori jamono jooju. yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom musal na ko te mënoon na ko protéger ci vulnérabilité yooyu. te boo xoolee loolu rek la borom kër di doyee la soxna di doyee borom kër mooy protéger ko ci ay vulnérabilité mu jaarale ko foofu jaarale ko ci ñàkk tamit. muy beneen vulnérabilité. jaarale na ko ci jirim. jaarale na ko ci jigéen. jaarale na ko ci ñàkk. ngir bu ci jógee yooyu yëpp buñ la ci testé. ba nga am ci certificat d'aptitude ci buñ ko mënee waxee noonu soo ci jógee après da ngay mën a nag faire face à ça te dootoo ko seetaan fenn di nga ko dindi ci sa loxo soo ko mënee di nga ko naqarlu ci sa xol soo ko mënee di nga ko wax ci sa làmmiñ soo ko mënee et je pense que ne sëñ Pape Malick Sy boo ko daan dégg muy wax ci wàllu bu mu ci mën di jël ndax réew yi nga xamante ni yëpp réglé na ñaari problème yi mooy réew yi développé muy xale ak jigéen
il faut que ñu am consensus bu wóor te sëñ Pape Malick gis nga ko ni mu fonke woon daara fu mu wax rek day delluwaat ci daara parce que dafay comprendre produit bi nga xamante ni daara am na ko pas daara au sens bi nga xamante ni moom lañ ko jox fi mu ne nii ak benn contenu boo xam moom lañ ko jox fi mu ne nii mais ce que cette école là a représenté ci histoire du Sénégal et ce qu'elle continue de représenter muy foyer yooyu yëpp nga xamante ni leeru yàlla moo fa doon jollee mais ay produits yoo xamante ni génne nañ ko ci biir réew mi tasaaroo woon ci biir réew mi ba loolu moo taxoon nag ki nga xamante ni moom moo fi ñëwoon envahir ñu nekk le colonisateur daal ne foyer yi su ma leen bàyyee ñu doxal réew mi dootuma ko mën a noot donte bàyyiwu leen ñu doxal na mu noote yeneen réew yi mënu ko noote fii te foyer yooyu ñoo tax ndax bëri na ci réew mu ñu coloniser soo fa wàccee lakk colon ba ngay wax waaye xam nga fi boo wàccee di wax français kenn du la faale nit ñi sax dañuy wut ay pexe ngir bañ koo wax te loolu dafa am ñu ko liggéey mooy ñoo xam te ñi ko liggéey dañoo résister contre la domination occidentale waaye résister aussi contre l'invasion tamit wala assimilation orientale nee nañ du ñu nekk ay naar dañuy dund suñu diine tropicaliser ko acclimater ko waaye tamit tubaab bi li mu bëgg ci ñun mën naa ñëw ci am suñuy jëmm waaye du am suñuy xol. du am suñuy xol. Allahu akbar. Et je pense que ne Pape Malick c'est un pur produit de cette école là. waaw la mu soxla ci làkk ba yëpp dina ko jëli suy làkk français nga ne loolu rek la dégg. waaye defu ko véhicule de valeur. waaye daf ko def outil de travail ngir jëfandikoo ko ngir message am mën a jàll. waaw moo tax langue instrument de domination la. waaye da ngay fexe ba dominer ko yow ba def ko outil di ko jëfandikoo saa bu la neexee waaye nag valeur yi muy véhiculer doo ko jël de. ndax langue ak valeur culture dañu xaw a jegante saa bu nit installé woo ci làkk ba am ci benn aisance bi rek su amul ndimbal épouser valeur yooyu te du ko bàyyi xel te valeur yooyu mën naa bañ a nekk en conformité ak li nga xamante ni moom mooy valeur yi nga xamante ni mooy société bi ko meññ. et je pense que ne dëkk yëpp réussiroon foyer yi ñu am ci Sénégal yëpp wax dëgg fa yàlla def nañ ci liggéey bu am solo imam réussir ci loo xamante ni je pense que ne c'est des produits intéressants dinañ jóge fii dem Caire dem fépp jàngi waaye bu ñu ñëwee duñ nekk naar dinañ jóge fii dem HEC dem ENAM dem foofu fu la neex waaye bu ñu ñëwee duñ nekk ay tubaab ndax daara ji jiitu ci ñoom ndax daara ji moo tax daara yi yàlla nañ fi yàgg ñu gën leen a taxaw ndax boo fi capital humain de qualité bi ñuy jooy nii te moom moo mën a porter réew en réalité foofu lay jógee waaw moo tax fi mu ne nii il faut que ci formule boobu ñu xool formule boo xamante ni dañu permettre mooy li ma wax léegi rek il faut ñu joxe du sens sëñ Pape Malick Sy donnait du sens il questionnait les concepts les mots il y mettait du contenu waaye contenu boo xamante ni daf koy à la lumière de la tradition prophétique ak li nga xamante ni moom mooy alquran ci la daan leerale lool ak li nga xamante ni moom la mag ñi jàngale te mag ñi jàngale wuñ lu dul dimbali ñu wax ñu kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mosuñu ñoo wax nekk leen ni naar waaye ndax dañoo mës a gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin macha allah macha allah jërëjëf Pape Djibril wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yónniwu ma la nderee ngay jëmmi yërmande ñeel mbindeef yëpp rek mi ngi noonu foofu la Pape Djibril daanale nga xool sunu mag ñi yal na yàlla fayal ñu leen ñoom itam seen xam àddina ak tarbiya ganu lay tarbiya tàggat sa xol Oustaz Jabel defal la tazkiyatu axlaaqiya wa ruuxiya sellal sa jikko duñ ca yem waaye sellal sa ruux ñoom mag ñi fexe ba nga nekk nit waaw xam nga di buur di bummi di nit ko gën waaye mag ñi ñoom seen yitte dëgg mooy dañuy fexe ba nga nekk nit waaw tarbiyee la nag waaw di nga nekk doomu buur sax ñu indi la ci daara ji ñu jël pot jox la ne la demal yelwaani fekk yow sa baay mi ngi dëkk ca gratte-ciel fekk yow sa baay compte bancaire fees na nga agsi toog rek ñu jël pot jox la ne la demal yelwaani loolu du woon dara lu dul raxas ñuul yi ne ci seen xol du woon dara lu dul tàggat leen ba nu bëgg yàlla mais comme li Pape Djibril wax léegi ne diina jëfale daañu ko jël langue ya fële daañu ko jël waaye du leen tee nekk ay sénégalais. Oustaz Jabel. fa tabarakallahu ni nga ko waxee Oustaz Pape di gërëm bu baax Djibril ci effectivement démarche bi ak ni mu appréhender c'est-à-dire maanaam dundinu Serigne Pape Malick parce que aussi dafa am yaru Serigne Babacar te Serigne Babacar si booy xool radiyallahu taala anhu
ba c'est-à-dire ba ci contexte bi mu jëlee xalifa Cheikhul Hadji maanaam xilaafa Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu boobu ci atu zahir mi ngi am 38 ans. Serigne Babacar Sy waaw c'est-à-dire bi muy wutu baayam bi goog. te xoola baat bi ko Cheikh Al Hadj Abdoulaye Sy Dabakh wax yaa waarisal qutbi teg ci ak maamam te uutu sa baay. cheikh al machaayixi fi l islaami duuna faxar. yaa waarisal qutbi foofu mu andi fa ñaar c'est-à-dire wan ni la succédé bokk la ko remplacé. te loolu njaboot Cheikh El Hadj Malick xoola yaa bu ni woon yaa waarisal qutbi ak maamam te donnu sa baay comme shi'ru la yow tabaarakallaahu da ngay bind way xam nga dafa maanaam arab dañ ko tënk ci shi'ru ak nasru bu ni woon yow mi yaa waarisal qutbi ak maamam te donnu sa baay way wi du damm mais dafa ni ko da nga donnu al qutb muy Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif al Hasan al Fatimi yaa waris al qutbi ak maamam donc yow ndonay Cheikh Tidiane nga yor ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi uutu sa baay mooy lan sa baay da nga ko uutu mais mboolem critères yu nitu yàlla di dajale pour mën a nekk xalifa yonent bi ak Cheikh na Ahmed Tidiane yow Serigne Babacar làq nga ko kon da nga uutu sa baay rek mais donn woo ko yow wiraasa bi nga yor waris al qutbi ak maamam yaa doon Cheikh ak Rasulullah ba pare uutu sa baay 38 ans donc yow succession wu yonent bi nga yor ak Cheikh na Ahmed Tidiane waaye sa baay da nga ko wuutu moo tax mu daan wax ni bu ma doonoon doomu kaañ du ma tey doon xalifa Cheikh Tidiane Allahu akbar léegi nag li nga wax nii gis nga moom sëñ Babacar radiyallahu taala parce que ñun effectivement dañoo am ñaari influence occidentale ak orientale muy naar yi parce que ñi jàngee buldaanul arab ñëw gis nga Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy Dabakh daan na ko wax ni nit du tuutal boppam gëm sa bopp Oustaz Pape Oustaz Pape ñi génnee ci daara yi jotuñu dem ci dans les pays arabes mais ñi jàngi arab ñëw bu ñu ñëwee duñ leen jommal ci dara déedéet sëñ Mansour borom daara yi musul génn Sénégal déedéet te moo nekkoon borom daara yi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci Al Maktoum noonu keneen ak noonu doguma la waaw al imam Baye kii imam Assane Cissé dama koo dégg mu wax ne bu ñu demaan jàngi ba ñëw nee na suñ ñëwee dañuy def bu guddi jotee Baye Niass daf ñuy dalal Mawlana Cheikh Ibrahim nee na daf ñuy dalal ci biir néegam wala salon waaye nee na lañ jàngi woon dañuy génne par kii di teg waaye nee na suñu waxee ba pare nañ ñu ko jàngale moom ci boppam mu corriger ko effectivement jàngalaat leen ci loo xamante ni ñoom gisuñu ko woon foofu effectivement ne leen lii ngeen ci war a retenir ak lii ngeen war a bàyyi lii ngeen war a retenir lii ngeen war a bàyyi parce que moom bàyyam rek a ko jàngal parce que xam nga ñoom Pape Djibril c'est-à-dire oustaz parce que ñoom dañu non seulement dañu jàng ba noppi waaye itam dañu maanaam seen xam-xam dafa màndi ci leerug suñu borom moo tax may faral di wax ni bopp bu fees ci xam-xam voilà ruux bu màndi ci leer mooy sànq li nga doon wax mooy ñoom dañu nandal seen ruux ci leerug suñu borom ba fépp fu ñu mën a dem du ñu am benn influence loolu tax Cheikhul Hadji Malick ba fi tubaab bi ñëwee ni dafay jël ñenn di leen yóbbu ci école mi ngi su leen ma laajoon Babacar ma jox leen ko ndax jiitu naa leen ci ruuxam moo tax ndongal daara mën na nekk fu nekk Oustaz Pape te pas-pasam dara du ci moo tax sëñ Babacar ci dëggu bi nekkoon ci moom gis nga naar yi bu ñu daan ñëw ci moom du làkk ak ñoom ñu naar directement te moo gën a dégg ñëpp arab Serigne Cheikh la daan woo moom sëñ Babacar muy wax wolof moom sëñ Cheikh di ko traduire wala sëñ Mansour pour wan kële ni jàng naa arab waaye fonk naa sama làkk man allahu akbar barakallah voilà ñoo ngi ñëwaat léegi ñu seeti professeur docteur Bakary Samb moom itam kenn ku ci nekk xam na taxawaayam ci réew mi mais tamit taxawaayam ci kër Cheikh Seydil Hadji Malick tey jii mu ñàkk baayam ñàkk xaritam ñàkk soppeem docteur Bakary nu ngi lay nuyu nu ngi lay ndokkeel nu ngi lay jaal bu baax a baax a baax sa wayjur sunu wayjur ñu ñëpp Serigne Pape Malick Sy nu ngi lay nuyu baax Samb. asalaamaaleykum sëñ Pape ak sëñ Pape Djibril Fall ak mbokk bu baax bi ngeen nekkal foofu ci plateau bi. ñu ngi jaal ñëpp ñoo ko bokk. et puis ni nga ko waxee rek man bi ñàkk Bala Tafsir Sakho nga xam ni ñoo daan taxawal tant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. siiwal téere Seydi Hadji Malick bi xam nga maam Seydi Hadji Malick. dafa am lu am ci dëkku arab yi yëpp mën nañu ko seede ñi jàng ci dëkku arab yëpp
bu ñu demee ci matière du siira maanaam histoire yonent bi suñu Sénégalais yi ñooy raw ndax mag ñu baax ñi fi nekk dañuy liggéey siira bi bay tax sax nekkoon ko xam ni mel ni suñu wayjuru tedd wa daan nañu gën a fësal liggéey boobu ak wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñëpp gën ko xam ñu ñàkk aussi ki nga xam ni mooy Serigne Pape Malick Sy Serigne Babacar Sy tuddee ko Seydi Hadji Malick kon du ko tuuti ci moom mu nekk nag moom soo xoolee tey unanimité bi nga xam ne moo am ci moo am ci li nga xam mooy témoignage yi loolu nag bettul kenn laaxarwa li ñu naan laaxarwa fi walid bi walidin ne ko Serigne Aliou Ndiaye waxe woon rek moo ci nekk boo xoolee moom dafa jigéen trop Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum ba nuru ko ci lu bëri ba stylam daanaka mooy son modèle boobu nag moom la incarné soo xoolee dundam tabarakallahu moom nitu diine la doomu daara la waaye tamit d'une grande modernité ci ni muy dunde ak ni muy kiyee loolu nag mu dëppoo rek la Serigne Cheikh doon wax ba muy way turandoom ba ca fa ilayka ni ko wa ja'alta dunya al-alamina shaqiqatan lil jannati al-ulya bi kulli maani hadi li tarbiyatin wa tilka li rahatin maanahuma fi l-xayri wal ihsan dem ba ci ba yee ca tegu ci himma yi mu indi di ko moom ci tariqa bi ni mu ko dundee mooy dafa seexale ñaari monde yi moom wutal lewu leen ndax sëñ Cheikh Ahmed Al Maktoum daan wax naan dañu toll jamono boo xam ni ñi nga xam ni xëy na yër nañu waaye àlluwa ja demewul noonu dañuy xeexale xam-xam yi leen xeexale dañu waroon a xeetale xam-xam yi moom loolu la dund soo xoolee li nga xam ne moom lay incarné mooy toujours loolu mooy himma boobu rek ba mu toll ci di umana u nahjika fi ta'addudi sa'yihim umana u hadha al-alam al-jismani moom loolu himma boobu daf ko mos a dund mais xam nga loolu mu delluwaat di Pape Djibril doon wax sànq maa ngi koy suivre sànq di ko gën a félicité li mu wax ci mag ñooñu parce que ñoom dañoo ñëw ci benn période yoo xam période de crise la crise historique crise politique mais le sëñ Aliou Guèye waxoon Seydi Hadji Malick rek ni ko atawa biqa'u sudi zulmun wa zulmatun fa qaama bi sayfi lhammi bilhazmi majradi fa jahada fiha bi siyasati wa nada wa ilmin wa xilmin fahtada kullu muhtadi li Seydi Hadji Malick dafa ñëw fekk àll bi lëndëm kurus jamono ji doy waar lool mu taxaw yor ñaari jaasi bi mi ngi tudd bi sayfil hammi wal hazmi waaw taxaw ci jaasi yitte maanaam du violence bu mu kii waaye ci xam-xam la ko jaare sëñ Aliou Guèye ni fa jahada fiha bi siyasati wa nada mu xam jamonoom lu ñu tudd l'intelligence des situations wa ilmin wa xilmin teg ko ci xam-xam ak lewat waaw ida na ak yeci tegu yëpp mooy te résultat bi mu am mooy milaan bi faw ji raaki'ina wa sujudi fexe na ba taxawal li mu taxawal ci sagesse boobu sëñ Pape Malick Sy dafa bëgg xam-xam bëgg mu ñor ko lool mu fonk Serigne Babacar Sy la première fois bi mu may woo téléphone dama nekk ci diggante di dem Saint-Louis pour defi samay cours à l'université Gaston Berger mu woo ma téléphone ni ma la Serigne Pape Malick Sy dama gis nga bind benn article Serigne Babacar ma rafetlu ko ak style bi di la bëggoon la def ay compliment donc comme ni ko kilifa réew mi waxee tey dafa am courtoisie loolu nag c'est un style de vie boo xam ni ku ne xam ne ni mu taxawoon ak Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum kon sëñ Pape Malick pour def témoignage ci moom te li sëñ Mbaye Sy Mansour wax sëñ Babacar Sy Mansour ba ma nekkee fële ci Tivaouane dani nit la koo xam ne day léppam kilifteef la kilifa yëpp topp na leen kilifa yëpp liggéeyal na leen loolu témoignage bu ñu def la ci moom mais tamit am leen lu muy wane tamit xam nga tey jii moo nekkoon ki nga xam ni ci bu góor ci Serigne Babacar Sy def naa suma juumul loolu mu wane benn responsabilité rek boo xam ni am na ndax mag ñi di leen sagoo di leen tagg baax na loolu mais tamit li nga xam ni moom la ñu tegoon pour ñu jëm ci jaar ndax mu la waykat boo xoon bañ ñu dal ni ghazaltu lakum ghazlan raqiqan walam ara min al ghazli nasajan fa kasartu mirzali loolu musiba la mooy dama jël sama àdduna bépp jël wëtteen di ko ëcc ngir mu nekk wëñ waaye ci sama njaboot kenn jëlu ko sama njaboot ñëw ginnaaw gi jëluñu ko ràbb wëñ bi mu nekk ay sér loolu nag ñoom ni ko Pape Djibril Fall waxee rek ñoom patrimoine lañu boobu nag comme ni mu ko dundale woon dundal ko kër Seydi Hadji Malick mais dundal ko kër
maam Serigne Touba ni mu mel ak waa kër Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ak ni mu mel ak waa kër si Moustapha Bassirou ak ñeneen ak Serigne Mountakha même bi mu ñëwee fii ci inauguration Massalikul Jinaan donc loolu lu am solo la ñoom jàngale lañu léegi nag li des rek mooy ñu roy ci ñoom ndax nag tilka ummatun xad xalat lahaa maa kasabat wala ko maa kasabtum ñoom li ñu leen waroon def nañ ko donc responsabilité mooy la jeunesse bi nga xam ne nag au delà de l'admiration au delà de la fascination lañ mën a fexe ba ñu dugg dans l'enjeu de la perpétuation ba ñoom li nga xam ne jiwoon nañ ko ñu mën ci jaar bu ko defee mu nekk njariñu réew mi nekk njariñu àdduna bi sax laay wax parce que ñoom c'est une mission universelle loolu rek laa amoon loo xam ne vraiment bëggoon naa ko sànni di jéggulu ci guddal bi wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu. jërëjëf docteur Bakary Samb am nañu mbégte kàddu yi sell na kàddu yi rafet na mi noonu la daan encouragé nit ku mu gis nga bind loo xam ni lu rafet tam solo la woo na la bu la xamul bis boo dajek moom di nga ni sëriñ bi kañ la mu mës a déglu nii dana la encouragé di ñaan yal na yàlla yokk leeram ñaan yal na yàlla kawel aljanaam jaal ko soxnaam jaal ko njabootam gépp sëriñ Pape Malick daal Pape Djibril dégg nga léegi imam Jabel moom itam fi mu daanelee ci produit daara fi nga daanelee jox ko waaye mu jël ci doxinu Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu nga xam ne moom ba muy wutu baayam 38 ans la am la ko Cheikh Al Hadj Abdou wax ja ne ko yaa yennu yan bi te wonkoo sàkku woo ku la aw ndax ni miig ne ko billaahi si yaa bëri ngor dégg nga wax bi dañu Serigne Babacar Sy yaa yennu yan bi te wonkoo sàkku woo ku la aw ndax ni miig ne ko billaahi si yaa bëri ngor te bi muy doon baayam 38 ans la am mag ñëpp nekk fii ba noppi nangul ko waaw nga xool Serigne Pape Malick ful la jooju ak doxin googu la doon doxee boo ne ko jàkk sa xel dem ci Serigne Babacar Sy Pape Djibril tey daal ñàkk nañu ko mag Imam Jabel ñu dem nag jëli ki nga xam ne ñu ngi ko doon gërëm ci suba ba léegi moom itam taxawaayam ci réew mi yitteem ju kawe ci réew mi mais digganteem ak Serigne Pape Malick digganteem ak mi ngi doon xalifa bi di président Youssou Ndour président nu ngi lay nuyu nu ngi lay ndokkeel nu ngi lay masawu nu ngi lay jaal bu baax a baax Serigne Pape Malick Sy. maa ngi lay fay El Hadj Pape Hann di nuyu ñi nga bokkal plateau bi. jërëjëf Ndour. imaam di la nuyu. ñoom Jabel ko waate nuyu Pape Djibril Fall. di nuyu waa Sénégal yépp. jërëjëf. di wax ne que li nu ñàkk tey. ñun ñëpp ñoo ko bokk. wallaahi. ndax daf daan nemmeeku ñëpp. lu waay ne rek fu mu dajeek yow. dana la sànni message. boo koy wax sax da ngay foog ne yow rek la ko defal. wallaahi. waaye ñëpp la ko defal. def na ay seede. yu mag. ci sunu yoon wi nga xam ne moom la ñu jël. mu di feeñal sunu aada. Mbaye Faye mi woote suba. wallaahi xam na bu baax li mu wax. wallaahi. daan na def seede ci mbokk yi ndax ñun ci sunu wàllu waajur bu jigéen. ñu ngi fekk baax Tiwaawan. waaw. boo demee Tiwaawan nga laaj ci kër xaali. nga xam ne que sama maam Boubacar mi ñu tuddee Boubacar Ndour. moom moo daan ñawal sëñ Babacar Sy. radiyallahu taala anhu. di ko yóbbul. fu ma dajak sëñ bu tedd bi Pape Malick Sy daf ma koy fàttali. wallaahi. di ñu nemmeeku. la ma wax rek maamam ju tedd bi. ne ko xam-xam ba sell na. wallaahi. loolu moo tënk. man ni ma ko gisee muy image bu ma gis xam-xam ba moo sell. maa ngi koy jaale xalif général de Tidiane sëñ Babacar Sy Mansour. di ko jaale sëñ Maodo Sy. waay. Dabakh. di ko jaale Malick Sy mu sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. doon sunu wëllëre sunu xarit. wallaahi.
di ko jaale Sénégal yépp nit koo xam ni que dajale nit ñi boole nit ñi wallahi rafetlu àndandoo nit ñi ku gis photo mi ku gis taxawaayam ca Touba noonu la koy defee ca Njaasaan noonu la koy defee ca Kaolack wallahi la bàyyi defee ko ci kër yëpp ak ci jàngu bi it na gis nga image jàngu bi vraiment Sénégal ñu ñàkk nañu tey wallahi ñàkk nañu un grand rassembleur daf daan ñëw rek taxawaay bu mat sëkk wallahi ñàkk nañu de wallahi Ndour ñàkk nañu ku rëy waaw ñàkk nañu ku rëy dëgg yàlla ñëpp ko ñàkk ñëpp ko jooy wallahi boo gisee jamono yi ñuy dund nga gis mbooloo mu takku mii ci Tiwaawan te kenn xamul lu dajale nit ñi Tiwaawan tey kenn àndatul ak sa sago nga xam ne ki ñu ñàkk moo mag wallahi ñu ngi ñaan maamam ja teeru amin ya rabbal alamin amin ñu ngi koy ñaanal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin te àjjana yi gën a kawe amin allahumma amin dëgg yàlla tey yow bi metti na lool metti na wallahi umma islamique yëpp wéet nañu tey réew mi wéet nañu du maa ko wax histoire réew mi fii na ci partition bu am solo ñi nga xam ne ñoo ma ko gën a fekkee dund ko wax nañ ko dinañ ko waxat loolu laa bëggoon a yokk macha allah président di wax ne que ni nga gisee muy junj nit ñi Pape Djibril moom mu toog du ko wax waaw waaye Ndiaga Ndour mi nga xam ne moom mooy directeur u télé bi wax na ma tey lu doy waar waaw mu ne sëriñ bi dafa taal otoom ñëw ba ci TFM dafa ñëw ba TFM woo ko ne ko dara andiw ma fi lu dul di gërëm Pape Djibril moom mu toog wallahi di ko wax jàpp goo xamee ni te jàpp na ko ci xam-xam ci taxawaay wallahi ak ñaanal gu mu koy ñaanal buñ fi nekkoon di nettali taxawaay yi mu taxaw ci ndaw ñi ngir di leen encourager di leen dénk ndax day gis ci ñoom lenn loo xam ne que nun xëy na gisuñu ko noonu la ko defee ci suñu biir kër Mbaye Dieye Faye xam na lu ma wax wallahi noonu la ko defee ci biir kër googu noonu la koy defee ci biir kër yépp kon Pape mënu ma woon bañ a woote macha allah bëgg nañu kontaan nañu président mënu ma woon bañ a woote vraiment kontaan nañu bu baax a baax jërëjëf yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa taxawaay waaye sa taxawaay ci ëttu kër yi diine ji nga xam ni lu xew ci diine ji coono soññate gi nga ci am pour umma islam bi yëpp kontaan loolu it président nu ngi la ci sant bu baax yow itam di la ci gërëm di la ñaanal yal na yàlla yokk la dëgëral bi xew-xew bi amee ak léegi suba ba léegi benn programme amul ci télévision bi programme bépp ñu ngi ko jëmalee ci Serigne Pape Malick kon it yow it nu ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal bu baax a baax Ndour. jërëjëf. Pape Djibril. moom moo ngi woon ci chantier bu rëy mooy initiative boobu nga xamante ni moom moo koy piloté ànd ci ak forum social mondial ànd ci ak ay borom xam-xam aussi bien au Sénégal que ci biir Afrique pour ñu xool bor bi nga xamante ni àdduna bi yoreel na ko Afrique yoreel na ko àdduna bi surtout les puissances étrangères nan la ñuy def ba neenal ko donc ci loolu la nekkoon mais tey bi mu ñëwee dafa rappelé ne initiative bu 96 bi tamit moom bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo ko porté woon te tey jii daf ci wax lu am solo mooy xeex bii nga xamante ni ñoo ngi koy xeex c'est pour les générations à venir parce que ñooñu bor bi
ñoom ñoo koy fay. wallaahi te toll na ci $365 milliards. la ilaha illallah. yaa ngi dégg donc mu am ci taxawaay bu am solo waaye bi mbir mi xewee bi muy génn ci foofu nga xamante ni waroon accorder aussi bien à la presse nationale qu'internationale ay interview ak yëpp. bi dogal bi wàccee rek. daanaka ci la arrêté li mu doon def yëpp man woo na ma tey 2 ou 3 fois. donc di def ay témoignages ma xam ne am na ci ñeewant boo xamante ni ça m'a particulièrement marqué tey ba pare jaale ma ko personnellement ma xam ne loolu yitte la yëg la. mais générosité la mais moom aussi mu bokk ak ñoom tool boo xamante ni ci lay bay. te tool bi mooy. nan la ñuy def ba ñàkk sunuy ndaw tey ñàkk leen ëllëg. ndaw ëllëg. waaw jërëjëf Pape Djibril am nañu mbégte ñaanal président Youssou Ndour yal na ko yàlla yokk dëgëral moom itam bor ba mbaabaal nañu ko. gaa yaa ngi ciy xeex de xam naa ne moom xam na agenda la. waaw tey initiative bi moo nekk ni pour l'annulation de la dette publique africaine. waaye xeex bi day tàmbali tey ndax ñoom dañoo wax ne moratoire la ñu proposé ñoom ñu ne bu ñu am moratoire nañ ko annuler nañ ko neenal. waaw maintenant ay négociations yu métti lay laaj. moo tax nag yàlla nañ ko neenal ci barke mag ñi. moo tax nag ñu laaj ci ñu soxla ci personnalité forte personnalité yi taxaw ci mais surtout le talon d'Achille bi nga xamante ni Afrique amoon na ko jusque là c'était la négociation. léegi négociation boobu nag foofu la ñu jëm tey je pense que soxla nañ ci toutes les filles. tous les fils de ce continent-là mais surtout soxla nañ ci xam-xam bu wóor ak taxawaay bu wóor ak influence bu wóor ak lobbying bu wóor ak mobilisation boo xamante ni aussi dina tax non seulement buñ ñuy baal ñu waaye dina tax buñ ñu baalee it ñu bañ a am détournement d'objectif waaye ñu yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu ndax Afrique dafa am ay urgence yoo xamante ni xeexu mooy li ma doon wax léegi xeex boobu mooy bi yóbboon sëñ Pape Malick Sy ca kaso ca 94. mooy xeex ba accès universel nekk réalité. accès universel suñ ko waxee mooy yi ñuy jëfandikoo ci infrastructure de base nekk réalité. xeex ba nit ñi li ñu war a jot ñu jot ci ku war a jàng ku war a faju ku war a dem école ca na nga xamante ni noonu la gën a jàppandee ba nga xamante ni égalité des chances dina nekk une réalité combat bi day dugg ci combat boobu macha allah am nañu mbégte bala ma Pape Djibril kàddu gi am na solo kon yàlla na yàlla fay sunu kilifa yi ñoom itam seenu njàmbaar ba tax ñu boole leen ci réew mi nga xam ni ba ci àdduna bi booy lim ñi ci gën a jàmbaare da nga ca boole sunu kilifa yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla yokku leen dëgër gërëm bu baax a baax président Youssou Ndour moom itam ndokkeel ko gërëm ko bu baax a baax ñu dem ba golf nag amo kaat fekk fa sëtu Sidina Mohamed ki nga xam ni bari na ndaw lu dëngoon fexe na ba nga jub bari na ay ndaw yoo xam ni fexe nañu ba nu jub man di ci bëgg Sidina Mohamed bëgg Cheikh na Ahmed Tijani Chérif maamam te mooy Chérif Ibrahima Haydara Tijani nga xam ni moom kenn ku ne xam na it cër bi mu am ci tarixa bi cër bi mu am ci kër Seex Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu mais digganteem ak Serigne Pape Malick cofeel gi dox seen diggante ñoom ñaar Chérif Ibrahima nu ngi lay nuyu Haydara nu ngi lay masawu nu ngi lay jaal Haydara nu ngi lay ziyaara bu baax a baax bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Haydara. sëriñ oustaz Pape Koumba Anne. waaw kay Haydara nu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax a baax. di la masawu yow moomu ci sa bopp. jërëjëf Haydara. yaa ak ñi nga bokkal plateau boobu suñu lépp suñu doom suñu lépp. ci Xaaji Jobel. boobu toog Kuwaate. waaw Jobel Kuwaate waaw. di moom bu ma waxee loolu rek xam na li tax ma wax ko. ci fànn yu baree bari. wallaahi Haydara. ak Pape Djibi boobu ngeen dendal. xam ne maamam xamante woon nañ yàgg na boobu sama nijaay colonel Cheikh Tidiane Diouf moo yoroon gémi fii ci niñ koy waxeeti camp Abdou fa la jógee woon nag dem camp tropical colonel Cheikh Tidiane Diouf di sama nijaay di sama rakku yaay moo taxoon ma xam papa maamam moom mii di Xaaji Jibril Fall rahmatullah alayhi wa radiya anhu ba bés bi incendie boobu di am këram maa ngi ci bunti këram doon dem Abdou Diassé maa ngi koy fàttaliku dëgg la kon Pape Djibi sopp nañu ko lool ndax maamam ma gisit ni mu fonkee maamam kon yéen ñetti ñooñu maa ngi leen di boole di leen jaale d'abord ki nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy Serigne Pape Malick Sy jërëjëf Pape Koumba Anne yaak Hadji Jobel
seen liggéey ci diine ji rafet na. alhamdulilah alhamdulilah. Pape Djibi yow it say intervention yëpp dama koy seetaan. ndeysaan. réew mi nag lii rek la laaj ma ndokkeel nag ki génn ma dugg. muy Alxaaji Youssou Ndour. nga xam ne sama mag bu ma bokkal benn baay tuddee na ko doom. est-ce que muy Chérif Misbah nekkoon ancien député ca Banjul. tuddee na Youssou Ndour bii doom. est-ce que ndax sopp ko. ndax copp ko rek. ñëw na fi daaw it seet ci ko Youssou Ndour recevoir ko. sama kër la jógee dem kër Youssou Ndour. est-ce que pour ma wax la àddina ñun nañ bàyyi xel bu baax suñu bopp. wallaahi. Youssou Ndour bii tey. Misbah bi nga xam ne mooy sama mag ma topp ci moom. te Rasulullah bokk benn muy Rasulullah di maamam. Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi di maamam. wóor na ma ne Youssou Ndour la gën a bëgg ci man. est-ce que allahu akbar loolu mën naa ko waat moom xam naa ko. Serigne Cheikh Tidiane moo daan wax ni cofeel du jàmm. waaw kañ. mu ni koo xeebal cofeelam lu ko dal yaa ko teg. ca année 80 yi la woon. loolu du ma tax a jóg waaye kon maa ngi nuyu bu baax. ñëpp rek di ziyaare ñëpp. di wax ne nag kii fi jóge man sama maam la woon sama xarit la woon. ndeysaan. muy Serigne Pape Malick Sy. bi ma fi mujj këram boobu toxoogut. maag imam Moussa Guèye ñoo ànd ak imam Mouhamad Lamine Diop. ca Géejawaay di imaamu Géejawaay. amoo kat. fekk ma taxawal benn mutuelle de santé. ma dem nag teel doon ko yëgal. ñu ngi ciy waxtaan nag ndeysaan mu ne ma man sa maam damaa wéradi. xam nga lu ma bëgg may ma ci garab yooyu. maa ngi àndoon ak ku ñuy wax docteur Amadou Sall. ma yóbbul ca beneen yoon ba nag ma yóbbul ko ay garab mu di ma waxtaanal nag ci góor gi Alioune Kane bi nga xam ne mooy nejaayam. ci jamono Lamine Guèye ak Senghor. ndeysaan. seen vote ya mu ne ko góor gi Alioune Guèye ne ko yor naa jinne yoo xam ne dinaa wax ñu voteel Lamine Guèye. mu ne sëñ Babacar ne ko incha allah ba ngay gis jinne yi bés booba. ba ngay gis jinne yi bis booba. ci bés booba. lii may wax ni moom mii moo ma ko nettali maa ngi ànd ak imam Moussa Guèye. ndeysaan. fekk ma ko ci doon laaj ndax Baye Niass daf ci mos a waxtaan. ak mag ñu bari yàlla suturaal na ma mag ñu bari miin naa leen. wallaahi. mu ne ma nag du ma téye antenne bi pour wax la culture am. wax la éloquence am. wax la souplesse am. wax la bëgg nitam. ndeysaan. surtout jeunesse bi daf leen bëggoon am naa xale yu nekk France ma xam leen kooku dinaa ko tudd ñu koy am mapat lëbu la. ndeysaan. di jàngee France xale bu ndaw la amagul soxna. mais sëñ Pape Malick day jël téléphone am di ko woo. allahu akbar. su ñëwee fii sëñ Pape Malick da koy woo mu dem këram mu recevoir ko bu jógee kër sëñ Pape Malick toujours sama kër lay ñëw. te xale bu ndaw la mu nga France di jàng. ndeysaan. pour dafa bëgg ndaw luy góorgóorlu. daf lay encouragé wallaahi. daf lay encouragé. mapat boobu nag maa ngi ko koy jaal ndax xam naa digganteem ak Serigne Pape Malick. waaye ci gàttal ak ci continuer mu ne ma sama nejaay jooju sëñ Aline Kane mu ne ma borom yi jinne la woon. ndeysaan. mu ne nag muy kalante muy kiyanteeg Serigne Babacar si ne ko. danaa wax jinne yëpp ñu woteel Lamine. mu ne Serigne Babacar ne ko ba ngay gis ay jinne bés booba. allahu akbar est-ce que. nee na ñu toog ba ca tàkkusaan mu ne sëñ Aline ñëw ne ko Pape. mu ne ko man di jinne bu ma fëgg duma la gis. lu xew. mu ne ko xaw ma de xanaa nga dem laaj ko Serigne Babacar. nee na bañ voté ba ca gannaaw ëllëg sa mu dem ci sëñ Babacar mu ne sëñ Babacar muñ ne ko sëñ Aline. bi fajar jotee rek laa santaane ñu yeewal ma jinne yëpp ba doo jot ci ñoom fekk bote yi jàllul. allahu akbar radiyallahu taala anu silva ga di mac jawar. nee na mu ne ko nag fii ba ñetti fan ca gannaaw timis laay santaane ñu yeewiwaat leen. fii ba ñetti fan ca gannaaw timis. ca gannaaw timis. mu ne ko ci laay wax fekk résultat yi génn. fekk résultat yi génn ci lay door a santaane ñu yeewiwaat. si noonu lañ koy jaxase. lii bi ma koy nettali imam Moussa Guèye ngi toog pour xam nit ñi looy wax na am seede. docteur Amadou Sall ngi toog ñoom ñëpp a ngi dund. docteur Amadou Sall bi nekk Côte d'Ivoire. waaw kañ. ñoom ñëpp ñu ngi dund maa koy nuyu di ko jàll est-ce que. dégg nga wax bi. bu baax pour Sénégal looy nettali na am seede. man dama bëgg loo am seede ndax nit ñi loo wax ñu ne day kii rek. ndax yaa ko teg jamono. waaye mu ne ca ñetteeli fan ba nag.
nee na ma dem seeti sëñ Babacar mu ne ko sëñ Babacar ne ko dinaa joxe ndigal ñu yeewi leen tey ci timis ndax nga jotaat say jinne allahu nee na mu ne ko sëñ Aliou mu ne ko xanaa xamoon ne li yàlla am ak kaw ak suuf Babacar la ko dënk laa ilaaha koo diisoo woon ak man te wax ma li nga bëgg rek ma defal la ko moo gën nga naan sama jinne yi daañu wateel la mi ji est-ce que pour woon la culture Pape Malick wallahi waaw nit ku yàlla baaxal la woon wallahi Haydara muy def ci suuf te kenn du ko yëg di régler lu bari ci suuf te kenn du ko yëg bëgg njobootu Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum bëgg njobootu l'islam bi rawati nag jàngu bi wallahi liggéey bi mu ci daan def ma xam ci lu baree bare ndax man sama maam la ci sama wàllu yaay ca Sokone waaw moo tax muy sama maam ndeysaan muy ku baax mook sëñ Abdou Al Amin ak Serigne Cheikh sëñ Abdou Al Amin mayoon na ma ci boppam moom it altine bu jot weer wu jot altine ba ca njëkk ma dem reerandoor ak moom ba 4 heures du matin allahu akbar aski Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum laajal ko la neex ba ci si sa jinge nga laaj ko waaw sama digganteeg Serigne Cheikh ndeysaan loolu yàllaa ko def waaye kon Sénégal ñàkk nañ li Alxaaji Youssou Ndour wax ku rëy ku mag wallahi ku yàlla baaxal Sénégal nag la Serigne Cheikh Tidiane Sy daan wax foofu lay daanelee sama kàddu nee na réew mu naqaree dundee te neex a dee mooy Sénégal loolu dëgg la de ñu ne ko lu tax mu ne booy dund wëyu rek nga mu ne waaye booy dee nag ñu takkal la garaat yu ne waaw lu nañu wallaay dëgg la waaw mu ne réew mu naqaree dundee te neex a deewee mooy Sénégal nañu fonkaat suñu mag ñi ñu ngi dem par benn de nahnu naatil arda nanqusuha min atrafiha Maam Alxaaj Tafsir Saaxo barki dem la dem Baye Alxaaj Tafsir Saaxo maa ngi koy jaale xalifa bi di ko jaale lu Tiwaawan yépp ak Alaaji Habib Saaxo boobu génn yépp Baye tam moom it di nit ku baax wallahi doon lépp fu ma mos a gis rek ne ma ñoo bokk Sokone maag yow ndax Alaaji Saaxo bi la tafsiral alquran mag la ci man ndeysaan fu ñu tase rek mu ne ma làmbal poos bi jox ma moom Baye tam wallahi Sénégal mag ñu baax a fi dëkk mag ñu baax a fi ne sax mag ñu baax a fi ne kon nañu gën a fonkaat suñu mag ñi te yàlla ngi leen di rocc par benn di yóbbu wallahi xaw ma nag lu ñu yàlla naral waaye yal na yiw rek nag yal na yiw amin yal na xippee ji ci àjjana ji gën a koy amin Haydara Cherif amin yal na ko yàlla yéegal ci barzaxu Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Cherif il Fatima yàlla wanale koog maamam Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu wanale koog baayam bu baax ba Seydi Aboubacar Sy radiyallahu Seydi Hadji Mansour Seydi Hadji Habib ci Cheikh El Hadji Abdoul Aziz ak magam yu baax yépp Serigne Abdoul Aziz Al Amin Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum di ko jaal xalifa ba ca Touba ak mboolem xulafaa yi teg ko ci loxol nag sama sëriñ sama xarit sama soppe Seydi Alxaaji Cerno Mouhamadul Bachir Muntaqa Taha Cheikh Alxaaji Omar ndax mu gën a mat mu tegal ma ko ci loxol xalifa bii di Seydi Aboubacar Sy Mansour xalif général de Tijane yal na yàlla guddal fanam ak i rakkam Seydi Hadji Malick Sy Maodo Serigne Aboubacar Abdoul Aziz ak Serigne Mansour Jamil ak ñépp rek di la santaat yow bu baax Pape Koumba Anne sa liggéey rafet na nit ku teey nga nit ku dal nga nit ku bari jàmm nga alhamdulilah yal na yàlla saxalal la sa lépp bu dëgër amiin Xaaji Jëbel moom it kadalika borom xam-xam la te xam-xam bi rafet na te mën na koo joxe nam gën a rafete moom xam na li may wax li ñu liyee maag moom bari na kon nag Sénégal lii rek la soxla mag ñaa ngi dem ñun ndaw ñi ñoo fiy desandi kon nañu roy ci mag ñi ci def lu baax ci wax lu baax ci deflante lu baax ci waxlante lu baax kenn ku nekk jàppee moromam boppam laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi salaay salaam nee na kenn ci yéen ngëmam du mat feek du lim bëggal boppam la bëggal moromu jaamam yi wallahi xadis boobu na ko Sénégal yépp jël di ko doxee sañuma sant kenn nag waaye sañ naa ñaan nit ñi ñu wëlbateku xoolaat xol yi xoolaat xel yi xoolaat jëf yi ak jëflante yeeg jëfin yi ñu sellal ko te rafetal ko loolu mooy suñ njëriñ tey mooy suñ njëriñ ëllëg kon nag maa ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di ko jaalit njiitu réew mi son excellence le président Macky Sall ñu ngi ko koy jaal ak soxnaam Hadja Marème Faye Sall ak mboolem membre du gouvernement ak opposition bi ñëpp
ñu ngi leen koy jaal société civile ñëpp ñu ngi leen koy jaal bàyyiwuñu kenn wa axiru daawaan ba ci Chérif Mamine Aydara bi génn léegi maa ngi ko koy jaal ak Tafsir Abdourahmane Gaye ak mboolem asatise yi nekk ci réew mi ak ulama u yëpp ñu ngi leen koy jaar di wax ne bu ma waxee loo xam ne jubadina rek wala dëng na du sama yéene ci réew mi du sama yéene ci yéen damay wax rek ne lu baax laa ci jublu woon te bëggoon ko ci in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh